waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi lay nuyu ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal mbokk yi jàmm yi sàkku ñaan ci yéen kaddu yu ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ci mbir ma woon ci Njaañ moom xalif général kullu murid di xaar mu ne mujjantal gi ci wàllu yoon waaye la mu xamle ci wet geneen mooy dina sàkkum ndaje ci mbooloo mi naatangom kilifay diine yi Sénégal bu ko defee ñu daal di wax kilifa yi ci réew mi nanu bëggee yëf yi di ko faral di tëddee ñu fàttali it ne la woon ci Njaañ sëñ ba ak ñenu ko jàppandool tey ji lañ leen di àtte ci diwaanu Njàmbur ca Njaañ googee demal nañu leen fa askan wa fa fare ñoom di rëccu bu baax la fa xew naatangooy sëriñ yi daara ya fa yu sëñ Cheikhouna Gueye di sàkku ak bawam wàllu xibaar bokk na ci wàllu yoon ak kaso yeeg nekkin wi observatoire national des lieux de privation kuréel la gi nu dénk may gët gi ñeel kaso yi ñoom gis nañ ne yëf yi ak tan am na ca benn ñii di garde pénitentiaire yi wàllu ko toroxal ak mitital gi xam nañu léegi la leen cay fekk waral kon diggante bi ak tanam ca naka noonu it lekk yenuy baaxee mbokk yëfa ne opérateur privé yi ci wàllu ko gerte gi ñoom ñeenu tuumaal mooy ay jëndkat yi bitim réew yu ne jamono yi ci àll bi donte nag ñi nga xamante ni ñooy béykat ya fareek bassin arachide gi ñoom di jaaye seen kilo gerte bu ca ne juróom fukki dërëm daal di ëpp aslëf 210 francs yi seen ñaa xalaat ñoom gis nañ ne loolee li gën ci ñoom ngir njaboot yi sport gi Cheikh Tidiane Diagne la ñu ci àndal wàllu culture soxna Anna Rocha yéeni kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ab ci technique bi ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Eli Mandour ñu tàmbalee xibaar yi ak ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké àdduna démb ci la xew ca Njaañ ak fa yëf yi toll jamono yi day xaar yoon def liggéeyam ba noppi mu ne ñu jublu ñoom kilifa diine yi ci waxtaan ngir xool daal ñoom réew meeg tëralin nanu ko bëggee ñu déglu xalif général ku lu murid Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ak soxna Marème Diop. dafa am fu mu leen di nekk nag lii sax daanaka mën na koo doon yónnee naa ci nañ bàyyi ba xam lu ñu def lu ñu àtte foofu moom mën naa doon tàmbale te lu mel noonu laa doon nekk yàgg naa ko xalaat bu yàgg loolu moo ne ci man ba léegi boobu ba tiit maa ngi ci waaye dafa am fu mu leen di nekk rek nekk gi nag mën naa bañ a yàgg ndax maa ngi leen déglu ci àtte bu ñu àttee ba noppi xalaat ji ma xam ne maa ngi ci woon muy xalaat ji dinaa seet na ma ko ànd ak bokk yi jullit yi fi ne bokk kilifa diine yi fi nekk ñu waxtaan wax leen bëgg wax leen bañ loolu foofu rek lañu ndax mbirum réew la du mbirum moo xam ne dañuy wax rek mbirum réew la mbirum doxeenu réew la te réew mi dëgg yàlla réewum islam la 95% islam kon luñ ci amatul lu dul nag faj ci lu naqari loolu su mbokkat mënu ko war ko mën a fekke islam rek la kon loolu na ngeen xam ne ci ngeen ma fekk am na loo xam ne buñ ci àggee man damay danaa woote kilifa diine yëpp ci Tuubaa teral leen nu waxtaan seet lan bëgg ak lan bañ mu déposé ko moo xam ci président la jëm moo xam assemblée loolu rek koy faj waaye wax yii génn du tëj génn te ak loolu koy dañ koy delloo ci yoon dañ koy delloo ci yoon constitution bi ci dañ koy delloo benn ñu nangul ñu liñ bëgg wala ñu soppi seen constitution rek wala nangul ñaar yi rek ma soññ waaw loolu rek la dafa am fu ma leen doon nig rek dafa am fu ma leen doon nig rek fu ma leen di nig rek waaye nit loolu ginnaaw daa ngi àtte suba maa ngi déglu àtte bi rek nañu àtte ba noppi benn bu fekkee ñu woyefal bàyyi lu tey ma continuer xalaat ci moom seen ñu seet nan ko nan mën a amee waaye bu fekkente ne nag at na seen at def lañ bëgg a def foofu du yàgg bis laay daal di woote kilifa diine yëpp xalifa général kulu murid Serigne Mountakha Bassirou Mbacké RFM demal leen ca Njaañ foofee yëf yi xeweek coow li ñi nga xamante ñooy askan wi ñoom ak rëccu la ñu daal di boole ci yëf ya ak tiis na ko noonu ñii di sëriñi daara yi ñoom bu nu sañoon ñu ne seen naatangoo boobu di sëñ Cheikhouna Gueye ñu daal di ko libéré ba ko Abraham Paul Pouy daara ji moo ngi nekkee sooy génn ci dëkk bi niroog kuy dem kër Amadou Yàlla daara Serigne Cheikhouna Gueye ñu koy wax xaadim nag moo ngi nekkee ci quartier Njaañ mosquée ci Cuuneen moom may xayma lu gàtt ñetti téeméeri dongo moom mi ngi fi ne ñetti téeméeri dongo mi ngi fi ne. fii nag ay zinc la ñu jël wërale ko ngir mu mën a nekk mur de clôture te protéger bërëb bile soo duggee ci biir ay néegu ñax ñoo fa nekk fii nag suñu sukkandikoo ci Serigne Mbaye Diagne jàngale alxuraan rek moo fi am ak dugal ci bopp xale yi lépp li nga xam ne l'islam moom la bëgg. jàng kese lañ la sant te macha allah yaakaar naa résultats yi gis ngeen ko. gis ngeen li ñu bind ci ay kaamil ci mbindum loxo gis ngeen aliou yi nga xam ne ñoom ñi jàng moom la ñuy bind ci seen bopp di ko bindal seen bopp kon loolu wan na ne daara ju am résultat la. mu dellu si waat ci xew-xew yi moom nag mu jàpp ne ab taaw yi dafa am ci mbir yi
xëy na ku xamul dara alxuraan yow yaay ñaaw njort ci moom waaye ñi ko dund xam ko ku ci jur doom boo noppee fa nga ko yóbbuwaat. ñu bëri jot nañ leen la laaj ci ay témoignages jëm ci Serigne Cheikhouna Gueye ñu koy wax Xaadim waaye ku ciy wax da ngay xam ne xolam tooy na lool. sëñ Xaadim Cuun sëñ Xaadim dëkk nañ ay ati yàlla yoo xamante ni mosuñu koo àkk ci dongaam moom day yar ay dongaam ci lislaam lañ ko xamee lu baax lañ ko xamee nattu bii nag yàlla teg ko yàlla na ko yàlla tegg ci barkeb turandoom mi muy liggéeyal. ci nii nag xarit mbokk ndongo daaram yi ak sëriñu daara yi yëpp ñoom nag lu ñu bëgg mooy nañu bàyyi Xaadim mu ñibbisi ci ñoom. mu nekkoon Abraham Paul Pouy Njaañ rajo Futur Média. jërëjëf Abraham njiital kuréel gi ñu dénk lépp luy càmmate gune yi Sénégal muy protection des droits de l'enfant seen ak yelleef demoon ca daara jooje ca Njaañ moom Ñoxo Baay Diouf mu ngi woo sëriñ yi daara yi ñuy wàccoog yoon yi nga xamante ni ñoo taxaw ngir sàmm aar gune yi dina amalit campagne sensibilisation di ak ñaaxee ba yenn ci ay doxalin ñu daal di ko moytul gune yi. leneen ci xibaar ak RFM nekkin wi ci kaso yi 2012 ak léegi am na ak tan goo xamante daal nemmeeku na ko moom observatoire national des lits de privation ci li nga xamante ni privation des libertés kuréel gi nu dénk may gët gi ñeel bërëb yenuy daal di téye nit ñi ab diir daal di leen xañ seen ak liberté ginnaaw ak atte ak demante ci wàllu yoon ci wàllu kon nekkinuk prisonniers yi nee nañu benn bu dee seen digg ak ña leen di garder am nag tan ci wàllu toroxal yi ñu daa dund ki torture ki mitital ci weneen wàll it ci lañ leen di jox ci dund tan am na ca ci lekk gi ñu dem ca diwaanu Saloum ak Ibrahima Diamé. am na lu bëri lu nga xamante ni des na ci wàllu amélioration biir lieu de privation de liberté maanaam kaso yi waaye nag bu ñu sukkandikoo ci waa ONLP ay jéego yu bëri jot nañ ko def rawatina diggante agent d'exécution des lois ak ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete ginnaaw madame Marceline Lopez Ndiaye moom moo jiite ONLP. am na amélioration de plus en plus d'ailleurs de plus en plus on voit que mu ngi ñëw daal c'est pas encore parfait parce que c'est loin de il y a beaucoup de choses à faire. bu ñu sukkandikoo ci coordonnatrice bile toujours yeneen avancé yu bëri def nañ ko rawatina ci prise en charge ñi leen caabi féete ginnaaw. indemnité journalière bi bu njëkk ba 400 francs la woon léegi 1100 francs la te ci 1100 francs yi da nga ciy jël itam 100 francs je crois bu ñu koy réserver pour santé bi pour seen wërgu yaram daal. mu doon nag liggéey bu nga xam ni waa Amnesty International section Sénégal rafetlu nañ ko bu baax a baax Seydi Gassama moom mooy directeur exécutif. ci année 70 80 ba 90 ku ñu jàppoon yóbbu la commissariat rek sa mbokk li njëkk a xalaat mooy est-ce que di nga génne ci biir commissariat bi te deewuloo loolu tey loolu amatul en partie parce que observateur bi mu taxaw depuis 2000 def na liggéey bu am solo ci wàllu sensibilisation. teewul nag sensibilisation yeeg formation bi jëmale ko ci agent d'exécution des lois ñu ngi koy poursuivre moo waraloon atelier bi dajale ay policiers ay gendarmes ak ay magistrats yu bàyyeekoo ci diwaan yi di Kaffrine Kaolack ak Fatick Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futur Média. jërëjëf Ibrahima ngeen di wéy di ànd ak RFM ci xibaaru suba si ak leeral ci waa Njaañ ak jéggul it naka noonu ndax ci suba ak léegi Ablaye ñu ngi naan Njaañ la Njaañ ca diwaanu Louga ñu leen di jéggulu ak ziar 8h09 ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yokkuk njëgu courant bi ñaar rek moo mënoon am état bi wéy di gàddul askan wi li nga xamante ni moom la Senelec soxla ngir togg gi ñeel courant bi wala boog askan wi ci boppam di aji jëfandikoo yi gàddu ko mooy gis-gis ak xalaatab premier président commission régulation ci wàllu secteur énergie Alioune Fall ñu teewlu ko Makumba Bey. 2017 nguur gi dafa wàññi woon courant bi 10%. temps soo xoolee peut-être mën na yem rek ci 4% mais dafa di 10%. mais loolu amul disons solo trop pour Senelec parce que Senelec dañ ko texte ñoo ko aar sax nañu ko même soo baissee 10% wala 15% manque à gagner boobu nga xam ne wàññi bi jural état ma koy compenser donc loolu amul problème pour moom problème bi mu am rek mooy yi xaay ci fay compensation moom moo na am maanaam problème trésorerie mais sur le plan comptable sur le plan du compte des résultats amul benn jafe-jafe bu muy jural Senelec parce que suñu baissee 10% wala 15% alors que 4% dañu waroon baissé dañu waroon wàññi mais dañ ko protéger revenu mi dañ ko protéger maanaam dañ ko aar ci loolu donc manque gagné boobu noonu dañ koy état moo koy jël moom la def 2017 def ko 2018 ba ñëw 2019 prix carburant yi maanaam gasoil super dañ ko bloqué woon mais Senelec prix mi moom prix fuel bi ñuy lakk ak prix gasoil diesel bi ñuy lakk kenn bloqué wu ko woon donc dañu wàññoon tarifam yi mais prix yi nga xam ne moom ngi lay jëndee fuel beeg
diesel oil nga xam ne mooy dugg ci ni muy toggee électricité bi kooku kenn bloqué ko donc dafa doon yéeg ni cours pétrole prix pétrole bi di yéegee donc loolu dañuy ay jafe-jafe tax compensation bi dañuy yokku ñu ñëw 2019 état jël compensation bi ne ko jël naa ko en charge premier trimestre bi parce que chaque trimestre nga xool jël naa ko deuxième trimestre jël naa ko troisième te soo xoolee ci at mi sax mun na jege 100 milliards compensation état bi jël yëpp ba léegi mu ne léegi daal na nag contribuable bi li mu def xëy na peut-être mun na yem foofu ñu laaj Senelec ci consommateur bi moom tamit mu dugal loxoom ci biir moo dugal yaakaar naa aussi boobu diir sax bu ñuy wax léegi nii donc soo xoolee ba xool lu jaaju la puisque Senelec kenn mënu ko bàyyi muy produire à perte. Alioune Fall woon di kilifa gi jiite kuréel gi ñu dénk léegi luy wàllu ko yoonal di régulation ñeel secteur électricité ci Sénégal njëkk leneen ñeel kilo gerte gi ak baykat yi Sénégal ña fare ca bassin arachidier ci diwaanu Saloum ñoom la ñu gis mooy daa am ñenn ci waa bitim réew yu ñëw jënd si fa ñoom kilo gerte gi juróom fukki dërëm mu ëpp nag 210 yi seen ñaa xalaat ngir ak validé du ñàkk ci kanam bu kilifa yi Sénégal ñoom baykat yi foofee nag ci bassin arachidier bi association ba fa taxawee président ba nee nañ loolu daf la gën fuuf ci ñoom 250 yeeg lu ko ëpp ñu déglu ko Ibrahima Badiane nag Ibrahima Diamé. ren benn béykat jaaxlewul ndax tey ba ñu commencé rek ba gas suñu gerte commencé bàcc la ñu commencé di jaayee 225 dem 250 loolu doon loo xam ne yokkute la ci béykat bi parce que tey béykat bu ne kontaan na ku ne bëgg naa doon béykat waaye nag ci fan yi dafa am ñu leen ay menacé wane ne ñooñu waruñ jënd waruñu def lii te béykat bi moom mën nañ tere ñooñu waaye mënuñ tere béykat bi moom mu jaay. kon bu loolu jàllee dañuy risqué béykat bi jaay gerteem plus 150 ñuy waxaat mbapat kon ñi nga xam ne ñu ngi jënd 225 250 nañ leen bay parce que loolu mooy intérêt béykat yi ku leen fi jëlee ku ne suñu kaw dën yi nga nar a jaar parce que ñun duñu ko nangu mënuñ nag état ne 210 ñoom ñu nangoo jënde 250 ñu bëgg leen xatal wala ñu jëlee leen fi ñu delluwaat ca coono ba ñu nekkoon heure bii dañ doon jaayee fanweeri dërëm ren ñu ngi jaayee juróom fukk kon kay xam nga ne loolu yokkute la ci béykat bi kon béykat bu ci am 2 tonnes boo ko jaay rek mën a def dara waaye nag toog ba heure bii financement gënul dara gënut ngay jaay sa gerte ñaar fukk ak juróom fanweer xam nga ne loolu musiba la ci réew te rakal naa ne président de la république ak lu ñu mën a wax comme béykat yaa ngi si jàmm dana seet beneen solution waaye du laal ñi nga xam ne ñooy jënd suñu gerte gi ci juróom fukk. ñu waxtaanee wàllu wér-gu-yaram ak ñetti téeméeri ay docteur di médecin yoo xamante ni daañu teewee congrès bu société sénégalaise ci wàllu gastro-entérologie ak hépatologie amal 28 29 30 novembre bi lay doon dina may yooyu docteur nag di bawoo ci réew yu bari ci àddina ñëw fii Sénégal wecci konte ci li nga xamante ni dina indi ak tan ci wàllu paje mi ñeel maladie organisateur yi nga xamante ni nag ñoo amal xew bi la ñu xaw a ñaawul rek mooy ministère yi mbir mi concerné dañ caa jàpp nen ni conférence de presse lañ ci doon amal démb ci Ndakaaru leerali Oumar Mbow. ñetti téeméeri médecin yu Afrique francophone yu réew France ak yu Belgique booloo ngir yokk seeni xam-xam bi ñu sukkandikoo ci docteur Papa Saliou Mbaye bilee daje buy am ci ñetti fan kenn mënul na te njëriñam ci wàllum wérgu yaram. ren ñu ngi koy axé surtout ci cancer parce que boo gisee feebaru cancer yooyu dafa bari léegi xëy na li ko waral mooy dañoo soppi ni ñuy dunde xëy na lekk gi xëy na tux yi xëy na naan alcool yi donc cancer yooyu comme bari na fi fajkat yi nga xam ñooy faj feebar yooyu il faut ñu xam cancer yooyu ni ñu leen di faje nañ leen di diagnostiquer nañ leen di nemmeekoo nan la leen di faje te foo leen fajee ba pare nan nga leen di toppe ba nga xam ne saa yu ñëwaatee rek nga bañ ko faj nit ki wér. amal événement bi nu mel du lu yomb rawatina ñi war a jël seeni loxo dugal ko seeni poos defuñ ko docteur Daouda Dia njiitu commission d'organisation bi. secteur de la santé ñi ko war a accompagner en premier lieu mooy le ministère de la santé. ça veut dire ministère de la santé loxoom waru ci mën a jóg. ministère de l'enseignement supérieur moom it loxoom waru ci war a jóg parce que université en grande part ci la bokk. boole ceeg ministère bu dee am na fi wala direction chargée de la recherche scientifique dans ce pays war na ci mën a investir il se trouve que ñoom ñëpp interpellé nañ leen ba ñu jox ñu ay promesses fermes qu'ils n'ont aucunement respectées. lu toll ci juróom-benn fukki ak juróom-benn million dajale nañ ko ngir amal bile congrès ci 28 29 ak 30 weer wi ñu nekk koppar bi ñuy amal bile congrès jàpp ne doyul. Omar Mbaw jërëjëf leneen ci xibaar ñeel néewëp soxna Colette Senghor soxna woon su président ba woon bu Sénégal Léopold Sédar Senghor ginnaaw ak génn ak àddinaam ci tugal néew bi yegg si démb ci Ndakaaru ëllëg ci alxamis ji nag ci ngoon la ñu koy denc ci Sëggi Bel-Air dina am laata loolee messe de requiem bi ci cathédrale souvenir africain Colette Senghor fàttali ne ci juróom-ñeent fukkeelu atam ak ñeent la daal di génn àddina fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bi nu génn ca Verson ca France.
yaram Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane ñu daal di ko door rek wàllu beach soccer di footballu tefes gi coupe du monde gi ñu koy amal foofu la ci Paraguay Sénégal nag moom daal dina mujj qualifié ci lu jëm ci wàllu quart de finale diggam ak Portugal lay daal doon niki ëllëg la ko waral nag moo di démb seen match gu mujj seen phase de poule dañoo mujj am ndam seen diggante ak ñi di waa Émirats Arabes Unis ñetti bal ci benn nettali ak Soda Thiam di suñu envoyé spécial foofu la ci Asunción. ndeg beach soccer gi nag dañoo jàkkaarloo woon équipe bu Émirats Arabes Unis boo xamante ni dafa taxawoon rek bañ na jouer loolu nag moom moo tax mënuñu woon a dugal but ci ñaari tiers-temps yu njëkk yi ba ñu demee nag ba ci ñaar fukki simili ak juróom-ñaar ci la Mamadou Sylla daal di ubbi score bi Raoul Mendy ak Ninou Diatta daal di labali mu newoon nag jongante gu metti bu ñu sukkandikoo ci seen capitaine di Alseyni Ndiaye. boo xoolee tey dañu yéex a marqué boo xoolee si troisième quart-temps bi la ñuy doog a marqué suñuy bi donc mais aussi yàkkamte ñu woon ñuy xaar rek occasion yi njëkk a am ñu marqué ko donc alhamdulilah. ànd ak dal te concentré wu loolu moo nekkoon tegtal yi leen sélectionneur bi joxoon te joueurs yi nag daal di koy respecté bu baax bu ñu sukkandikoo sax ci kenn ci ñu dugal but di Raoul Mendy émiriens yi dañoo surux ca kàmb ga ñu doom gasal Sénégal. ñemewuñu di daw bu bari parce que ñoom boo leen joxee ba lañ koy téye di la xaar boo génnee ñu jéem a profité ci loolu benn joueur libre si ginnaaw donc moo taxoon tey ñun lu ñu waroon def mooy jël jàngat ko si taxaw xaar leen déglu leen premier ba deuxième mi-temps bi jotoo dugal après dina xaw am tuuti dut mais li ci ëppoon solo daal mooy ñu concentré wu jéem a xam ne bis bu ñu xasee ba am benn rek dinañ am yeneen ci topp. ak ndam lii ñu am nga xam ne moo leen may ñu qualifié ci quart de finale yi gaynde ak beach soccer gi nag fi mu nekk nii gën nañoo gën seen bopp ngir seen i bëgg-bëgg antu. bu ñu jógee Sénégal dafa am benn objectif bu ñu fixé woon mooy jéem a dugg si demi-finale yi bi beach soccer amee ba léegi mas ñuy dem demi-finale donc maintenant mën naa wax ne suñu coupe du monde mu ngi doog a commencé. Sénégal nag bi moo nar a doon ñeenteel bi yoon muy amal quart de finale ci gile compétition gannaaw atum 2007 2011 ak 2017 mu ne woon Soda Thiam fii ci Asunción Paraguay ngir radio Futur Média. Soda Thiam jërëjëf ñu daal di waxtaanee ci lu jëm ci wàllu ballon d'or jàppale nag ni ki altine gi incha allah lañ ko fas yéene kon bokk siiwal ñi koy xëccu nag bëri nañu lool waaye ki nga xam te ni jamono gi moom la ñu lim ni moo ko daal di jël moo di Lionel Messi ñu siiwal nag lu ni mel moo di quotidien espagnol bi di Mundo Deportivo ñoom nag si seen gëstu yi nga xam daal nañ ko def dañ daal Lionel Messi moom mooy daal di jël lu ni mel donte sax ñu koy xëccoo ko ñeneen ku ci mel ni Sadio Mané Cristiano Ronaldo Mohamed Salah ak ka nga xamante ni moo di kon bokk Van Dijk mi nga xamante ni défenseur la foofu la ca Liverpool Sadio Mané googu sax ñu daal di lim moom itam ay mbiram ci lu jëm ci wàllu jongante lii di Ligue Europa yi itam wala bokk Ligue des Champions ñu ngi koy daal di waxtaane ndax ñoom tey jii ci ngoon incha allah ci bu 20h jotee seen diggante ak ñi di waa Napoli bu Kalidou Koulibaly lay daal doon ci bu 20h jotee kon bokk ci wàllu groupe E bi la jàppale nag Napoli moo di gën équipe képp bi nga xam te ni ba saison door ak léegi ñoom ñoo jot a am ndam ci kaw ñi nga xam ne di waa Liverpool waaye li ci des yëpp Liverpool amul benn match bi nga xam te daal na ko perte ci diggante bi ci groupe F bi nag 20h diggante Dortmund lay daal doon AFC Barcelone Dortmund moo koy fekk ci dëkkam waaye laata loolu 17h55 ci groupe G bi Lyon dana fekk Zenit Saint-Pétersbourg ci dëkkam foofu la ci Russie googu lay wax ci itam diggante Valence ak Chelsea lay daal doon ci groupe H bi ñaari équipe nag ñoom ñoo di co-leader daanaka daal ñoom ñoo toll ki poñ itam ñi nga xam ne di waa Ajax Amsterdam ñi nga xam te ni ñoom danañ fekk ñii di waa Lille tey jii ci ngoon ci 20h jotee foofu lay seen dëkk ca France di ki dem nag daal nañ door li nga xam te ni moo di juróomeelu bëccëg bi Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye mi nga xam te ni moom lañ ko jot a génne ci deuxième période bi ñoom daal nañoo kon mujj am match nul seen diggante ak ñi di waa Real Madrid sa Santiago Bernabéu donte sax ñi di waa Real Madrid ñoom ñoo jekk woon lool ndax ñoom ñoo mëne woon ñaari bal ci dara kii di Karim Benzema jot a dugal ñaari but yi waaye ci mujjantal ñoom jot nañ ko lijjanti ba mujj kon bokk décroché li nga xam te daal moo di match nul bi seen diggante ak ñi nga xam te ni ñoo di waa Real Madrid Paris Saint-Germain ak Real Madrid ñoom ñaar ñëpp daal nañoo kon bokk passé dem ci wàllu huitième de finale Ligue européenne des clubs champions Krépin Diatta moom daal dina kon bokk sauvé équipe am bi di FC Bruges seen déplacement bi nga xam te ni démb ñu ko doon amal foofu la ci Turquie seen diggante ak Galatasaray ku ci nekk jot naa dugal moromam benn but Krépin Diatta ci njeexitalu jongante gi kon bokk temps additionnel seconde période bi la jot dugal kon bokk but boobu nga xam te ni moom permettre na équipe am bi tàmmale am yaakaar ni lu mu bon dañu daal di kon bokk sóobu ci li nga xam te daal moo di Ligue Europa bi ñu daal leen fa daal di reversé waaye jàppale ni gannaaw ba mu dugalee but bi démb moom Krépin Diatta ba muy jubilé dafa sumi woon li nga xam te ni moo di mayom sa saasa nag lañ ko daal di jox ab carton rouge gannaaw loolu Alaaji Assane ñu daal dellu siwaat suñu réew waxtaane bi la yoon ci lu jëm ci wàllum infrastructure sportive yi nga xam te ni jamono gi mu mel ni ki Sénégal daka daal di sooxe waaye kenn di consultant sportif di Pape Amadou Fall moom nag am na ay kàddu yi nga xam te yëkkati ko ci micro Fama Dione la mu xam ne nag moo di fi mu toll nii état wu Sénégal foofu rek ñu baral mbir mi ñu déglu ko ci micro Fama Dione
booy xool ci doxalinu footballu Sénégal tey ñun ñooy premier en Afrique ci wàllu bi nga xam ne moom mooy wàllu football dañ ci cité te ay weer ngi nii ñu doon ko boo ko méngaleeg fi nga xam ne fa la ñuy footballé sarangoñ day tuur ndax da nga naan lii de gàcce la ci réew mu toll nu Sénégal amuñu lu dul benn stade moo xam ni moom mooy bu Lat Dior bi ñu fi mujjee football xale yi ku génn ne lii moom lan la ñu si doon football seen wàllu bopp dañ doon wax ne lii moom lan la ñun ñuy seetaan li nga xam ne moom mooy match bi naan mais pelouse bu mel nii nan lañ ko mën a joxe Sénégal kon liggéey bu rëy dafa am ci fànn boobu naam nag dégg nañ ministère des sports ne am na benn programme chinois boo nga xam ne moom moo war a ñëw pour defaraat li nga xam ne moom mooy stade kon sas la woo nga xam ni ministère des sports moom moo ko gàlloo fi mu toll nii war cee taxawaay boo nga xam ni baral bi nag la ñu yàkkam ndax tey Sénégal féppay football te li ñuy footballé bëgg lañ mu doon football boo nga xam ne bu taaru bu rafet la ba xale yi ci mën cee yokkoo. ok kon bokk Alaaji Assane fii lañ koy daal di yamale xibaaru tàggat yaram yi. jërëjëf sëñ Cheikh. ak RFM kumpa jeex na. ñu yegg see génn ci wàllu cosaan gi ànd ak soxna Anna Khoucha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi fukk ak juróom-ñaareeli édition FILDAK daal dina jeex ni ki démb mu newoon benn bis boo xamante ni ministère de la culture et de la communication lañ ko jegleewoon bokk na ci li ci gën a fës sargal gi ñu sargal Rahmatou Seck Samb nekk bindkat nekk itam lauréate grand prix du président de la République pour les lettres ci atum 2017 ak poète bi di Amadou Lamine Sall newoon moom lauréat ci grand prix de l'Académie française Oumou Diegagnon moom moo teewee cérémonie de clôture bi ca CICES. foire internationale bu ñu jagleel wàllum livre ak matériel didactique ci Ndakaaru tëj na ay buntam ci noonu organisateurs yi di xamle ni matal nañ liñ leen doon xaaree Ibrahima Lo directeur du livre et de la lecture. boo xoolee lu mel ni participation internationale nga xam ne réew yu bari teew na fi boo xoolee lu mel ni thème FILDAK boo xoolee lu mel ni li fi xew doomu aadama yi fii ñëw di waxtaan ak écrivains yi di seet téere yu bees yi boo seetee présentation wu téere yi nga xam ne éditeurs yi def nañ ko fi mën nga jàpp ne ñu sasoon comme mission jot nañ cee def li ñu man ministère bi ñu dénk wàllum aada ak cosaan nag di yeesalaat engagement wam ngir mën a ñoŋal lépp luy œuvre littéraire Birane Niang di secrétaire général bi moo waxee seen kàddu. leneen li nga xam ni mooy def promotion bi am na salon national du livre bu ñu dëgmal muy dem région yi wax nañ fi tantôt grand prix du président de la République pour les lettres muy prix boo xam ni président de la République il y a 2 ans dernière édition bi 10 millions la woon mu yéegal ko 20 millions loolu pour gën a encourager gën a ñaax ñi nga xam ni dañuy bind. bokk na ci jeexantalum bile FILDAK sargal biñ doon jagleel Ramatoulaye Seck Samb romancière ak Amadou Lamine Sall poète. juróom-ñaari fan ci weeru décembre gi ñu dëgmal diwaanu Louga moom tama dina fa riir loolu loolee ci guddi bi ñu jégleel wàllu percussion nga xamante ne Jawar Seck moom moo ko taxawal nee na ay personnalité yu bëri ak ay nit ñu yëngu ci wàllu aada jóge Sénégal Afrique mbaa Espagne dinañ ñëw teewe boobee xew-xew ñu déglu ko kon ci micro Ndate Diop. guddi googu nag incha allahu rabbi groupe yu bari yoo xam ni ñi ngi jógee Europe ñi ngi jógee Ndakaaru Njaay ñi ngi jógee Kébémer ñi ngi jógee Ndar danañ fa daje ñu boole lépp pour won àdduna bi ni waaso yëpp war nañu mën a ànd joxante loxo jàmmoo ci guddi googaat danañ ci sargal ay doomi Louga yoo xam ni ràññeeku nañ ci aar ku mel ni Youssou Mbargane Mbaye le grand communicateur traditionnel ku mel ni Modou Mbaye ku mel ni Babacar Sarr le président di FESOP ak ay doomi Louga yoo xam ni ñi ngi ci diaspora bi di fa def liggéey boo xam ni macha allah am na solo ak ñeneen ñoo xam ni ay doomi Louga lañ ñoo xam ne dañu jàppale art ak culture. di ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax yéen it mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci beneen chronique culture ci RFM.